ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës. IRESSEF di kër gi di gëstu ak saytu lépp lu soxal wàllug épidémie nag ma ngay yëglu dem na ba nag fa mbaxane doone benn am ñoo xamante ne kalaame na leen nag ñooñe nag di def naka su du noonu di jël rek ay logoom nag di ko jëfandikoo naan dañuy def ay test yu jëm ci mbas mi te loolee nag dara amu ca. sànq ñi ngi doon jano ak taskatub xabaar yi gannaaw communiqué bi tukkee ci njëwriñ di ñu dénk lépp lu soxal biir réew mi ci tamuy ñu sàmmonteek rek coluk masque yi tey nag police moo taxaw temm ngir loole nag ñu daal di koy matale ci altine ji rek juróom-ñaar fukk ak juróom ci doomu aadama nag teg nañu leen loxo ndax solu ñu masque ku ci ne nag fay nga juróom benn téeméeri dërëm ñu ne nag yëfi ba mu tàmbalee ba tey junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci doomu aadama nag jàpp nañu leen ndax ñàkk soluk masque koppar yooyee ñu fay nag lépp it ba ñu ko xayma ëpp na ñaari million lu soxal nag wàlluk ñàkk yi ci Sénégal mu mel ni nag ña bañoon nangu nañu ndax fi mu ne nii bari na lool lu askan wi di wutali kër docteur yi moo xam ci centre de santé yi ngir ñàkku ji fële ca centre bu Gaspard Camara lu nu fa nemmeeku la waaye nag am na ay rëkk-rëkkit yu ñu fa fekk. beneen ponk ci biir xibaar yi muy service du commerce régional bu Ndakaaru nag fi mu ne mi ngi taxaw rek ngir jëflanteeg boulanger yi nag teggi yoon ndax dafa am lu ñu leen sant ñu jaar ca gannaaw di def leneen ndax lu soxal kilo mburu mi miis bi nag am na ñu koy jaayee ñeent fukki dërëm te loolee du lu ñu waxtaanee ba déggoo ci moo waral nag ñoom ñu wàcc sax booy xool ci terrain bi am na ci ay mburu yu bari nag yoo xamante ne nangu nañu ko ci ay boulanger mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu fam fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li kër gi nag di IRESSEF di yëngu ak saytu lépp lu soxal wàllug épidémie ci Sénégal nag dem na fa mbaxane doone benn kalaame ay doomu aadama yoo xamante ni dañoo jël logoom di ko jëfandikoo di defi test yu jëm ci mbas mi te nag loolee dara wéru ca moo waral ñoom nag sànq ñu doon janoo rek ak taskatu xabaar yi ne yëfi nag duna ko bàyyi mu sedd ci loolee sax ñi ngi sàkku nag ci kilifa daal lépp lu ca war nañ ko ci def leeral yeeg Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. mais li ñu mën a wax mooy que IRESSEF moom musul jege lu jëm ci faux test. ñi nekk ci institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation raxasu ba set wecci si test yu bon yi nga xam ne ay nit ñoom ñoo koy def directeur technique bu IRESSEF nag di ñu xamal yan pexe la defkatu ñaawteef yooyu di tekk. dafa am ay nit ñoo xamante ne ni du ñu nit ñu jub ñooy defar test yooyu di ko jox ay nit ñu leen di fay au lieu que nit ki dem ci laboratoire bi ñu prélever ko mu def analyse bi dañuy préférer toog ci seen kër envoyer juste seen pièce d'identité benn informaticien toog fële fabriquer leen résultat boo xamante day niroog exactement le résultat yu IRESSEF ñoom dañ koy jël après pour voyager ci. ay nit ñoo xam ne tamit ci kër docteur la ñu nekk joxañ nañu leen baaraamu tuuma bu ñu sukkandikoo ci Pape Alassane Diaw. dañ leen daan jox résultat individuel c'est-à-dire que patient bu ñu envoyé ñu tiré benn formulaire envoyé la ko mais dañu rendre compte ne am na ci personnel de santé bi ñoo xamante dañ daan jël résultat yooyu di ko falsifier di ko jox ay voyageurs ba ñu jàpp ci ay nit mais bon mu jul àgg fenn mais ñun gis nañ leen ba jàpp leen ba wax ak ñoom. ngir nag fexe ba aar seen kër googelee IRESSEF daal dinay déposer plainte di sàkku nag ci état bu Sénégal mu daal di doxal yoon. am nañ ci cas yu bari yu ñu jàpp yëpp dañ leen déposer plainte dañu bëggoon vraiment pour que autorités yi de sécurité yi mën a def seen enquête de fond en comble ci biir ak ci biti pour xool exactement fan lañ kii mais ñu ngi ci jàppagum mais plainte yi ñu déposé yëpp yu ci bëri amagul suite pour sécuriser test yi labo yi kese mënuñu ko def il faut que autorités yi jàppale ñu bu ñu jàppee ay nit wala ñu def ay plainte que ñoom ñu mën a def enquête nécessaire yi jàpp ne les bonnes personnes tëj leen li ñu leen war a tëj teg leen daan yi ñu leen war a daan. jamono ji nag ñetti nit daal dina leen di jàpp bokk na ci ab informaticien koo xam ne da doon tukki ak benn commerçant. ñu wax ci mbas mi ak tolluwaay bi tey jilee lu toll ci juróomi doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan juróom fukk ak benn nag feebar ba loof nekk réanimation juróom benn téeméer ak fukk ak juróom-ñett la ñu wàññi tey ci ay cas yu yees ci test yu ñu def rek diggante démb ak tey ñu ne nag téeméer boo jël taux de positivité bi egg na ci ñaar fukk ak ñett ñi ngi waxit ni ci limuk ñi ko am tey jilee juróom-ñett fukk yaak ñaar nañu jàpp rek ne ay cas
cas contact lañu communautaire yooyu nga xamante ne nag xamuñu fu ñu jëlee feebar bi toll nañu ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-benn booy xool nag Sénégal Ndakaaru daal moo ci gën a loru jamono ji ndax lu toll ci ñeenti téeméer ak fukk yaak benn ci cas ci Ndakaaru la féete téeméer ak ñaar fukk ak ñeent féete ci diwaan yi. niñ ko waxee woon muy communiqué bi tukkee ci njëwriñ ji ñu dénk biir réew mi mu jëm nag ci soññe waaye boog santaane wala boog sax ay daan dana am ci képp koo xamante ne nii solo masque takk der yi nag loolee la ñu bëgg nag matale ko jëfe ko ba mu mat sëkk ci terrain bi wàcc nañu tey ci altine ji ni lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci doomu aadama la ñu daal di teg loxo ndax ñàkk soluk masque ku solul ku ne nag alamaan dana la ca fekk juróom-benn téeméer ku ne fay na ko ñu ne nag yëfee ba mu tàmbalee ba tey la ñu jot a jàpp ëpp na junni la ñu jot a jàppit ci alamaan yëpp ba ñu ko xayma ëpp na 2 millions ci suñuy koppar Fatou Bintou Konté. police mi ngi veille ci li nga xam ne moom la ñuy wax respect port masque yi ci lieu public yi li nga xam ne moom moo di marché wala sax fii ci transport en commun yi maanaam njaga njaay yi ak li nga xam ne moo di bus tata yi opération port de masque obligatoire boobee nag ña ngi ko tàmbali tey ci altine gi fee nga xam ne moom mooy rond-point Sandaga ba nu gisee nag li nga xam ne moom moo di auto police bi lee askan wi ñeneen ñi commencé di takk seeni masque ñeneen ñi nag ña nga xam ne toon nañu da ko defaraat ba mu baax. moom opération boobu ña ngi ko tàmbali barki démb te nag ñi nga xam ne takkuñu seen masque buñ leen jàppee dañu leen yóbbu ci nga xam ne moom moo di commissariat ba leen gën a jege ñu fay amende bu toll ci juróom-benni téeméer wante balaa boobee buñ leen dugalee ci fourgonnette yi police dana leen jox li nga xam ne moom moo di masque. police nag du jàpp rek lay def dana sensibiliser askan wi nit ñi nga xam ne moom moo jëm ci port masque bi de ndax jàpp na ni ci seen wér-gu-yaram la bokk. ñi nga xam ne moom moo di transport en commun yi maanaam bus tata yi de ak njëga njaay yi lu ci bëri nag dafa mel ni nag am nañu conscience ni dañoo war a takk seen masque wante nag du ñàkk ñu gis ci ñenn ñi nga xam ne dañuy xaw a dëgër bopp wala sax xamuñu li nga xam ne moom moo xew bu ñu xoolee altine bii rek lu toll ci 75 personnes jàpp nañ leen ñu bañ a takk seen i masque fee nga xam ne moom moo di rond-point Sandaga ba fii nga xam ne moom moo di rond-point EMG jaar fii nga xam ne moom moo di Colobane wala sax fii nga xam ne moom moo di marché HLM. opération bi nag danañ ko fas yéene def ci journée bi lee jëmale ko ba ci xaaju guddi ak tamit ci bés yi nga xam ne moom la ñu dëppmal la bu ñu xoolee bi opération bi tàmbalee ba tey 1173 personnes interpellé nañ leen fii nga xam ne moom moo di région de Dakar kase te nag fay nañu amande lu toll ci 2 millions ak lu teg. ñu koy jaajëfal Fatou Bintou Konté ni nga ko waxee nag ñàkk colug masque googee ñenn ci askan wi ñàkkul ni danoo xamul am na ñoo xamante ni tamit jàpp nañ ni danoo xam ba noppi bañ a def loolee lañu seetlu waaye leneen lañu gën a seetlu mooy jamono ji yëpp nag communication bi yëpp ñi ngi ko jël nag daal di koy féetali ci wàllug ñàkk yi te moonte war nañu bàyyi xel barab yi nga xamante ne nii jàpp nañ ni nag jàngoro ji fa la gën di gaaw di lawee fu ci mel ni fu ñuy dajaloog yooyu kon mu mel ni foofu it am na beneen forme de communication buñ fa war a amal. doxalin bi ñu jël di ñaax askan wi ngir ñu ñàkku ba mën a fegu ci mbas mi du ñàkk mu ami jéego ndax ñii daan am xel ñaar ci ñàkk bi dañoo dem ba gis njariñ li wala boog ne doomu jàngoro ji mi ngi fépp. kër goo dugg yaa ngi dégg ñu naan diw dafa grippe hôpital boo dem consultation foofu doxantoo consultation si malade yi ngay gis yëpp genn wàll ga wala yu ko ëpp boo xoolee ba si biir si ñu Covid lañu. ñàkk yi nag bu ñu ko waxee dafay tax rek mbas mi ku ko amit forme grave yooyee ñuy wax mën nga caa bañ a yegg. léegi Sénégal yi ñu leen gisee ñuy ñëw si centre yi pour vacciner comprendre nañ ne vaccination bi moom moo leen di aar. loolu nag ñu koy encourager di leen ñaax il faut que ñu ñëw vacciner wu. ñàkk yi am na solo dëgg la waaye nag xeex bi fi mu nekk dëgg-dëgg mooy fexe dog yoon yi nga xamante ne nii fii la doomu jàngoro ji di jaar ngir law yoon yooyee di barab yu askan wi di dajaloo te boo fa demee daa nga fa fekk ñoo xamante ne sàmmonteeg geste barrière yi waxuñu ci lenn. Covid damaa xam lii loolu man mosuma takk masque yaay booy. milieu yi may nekk ak fi ñuy takkee masque du benn man sama place fii laa nekk du ma bouger. damaa xam ni masque amu fi woon lii yëpp amu fi woon te sunu borom moo ngi ñuy sabab lu mu ngi dund sans masque lii daal damaa yaakaar ne affaire yi politique rek la waaye du affaire yi
dund baa dee rek de. leneen lu ñu nemmeeku fajal sa bopp gi ndax bari na lool lu ñenn ñi di wutali pharmacie te bu ñu fa yeggee grippe la ñuy wax. xam nga les gens duñu wax dama Covid dañ naan la dëgg grippe mais yow yaay xam ne période bi bon ku la ne dafa grippe aussi boo xoolee ba xool c'est autre chose quoi. beneen jafe-jafe bi mooy askan woowee nees di def nag ba dugal seen bopp ni mbas mi dafay lor te loole nag ngir mu sotti faw ab communication bu ñoŋ loolee ñu ne bu ñu ko matalee dana tax nag jàngoro ji nii muy lawee wàññeeku bu baax. communication bu ñoŋ ba sax soppi doxalin ndax danoo war a indi woon yi fi nekkoon ba askan wi fippu ne du ca dal lu ci mel ni couvre-feu baak yeneen yamu àndaloon ca Pikine moom noonee la ñu gisee ndax nag niñ ko waxee colog masque gi faaw ñu seet ci pexe Habib Faye. jàngoro gi ba léegi jógu fi saa su nekk lim gi di gën di yokk ca ñaka am fii ci diwaanu banlieue bu Pikine ñu ci bëri gis ne lii lu ko waral rek bokk na ci ñàkkum communication ak tamit anam ba ñuy waxee ak askan wi doon loo xam ne ba gën la. nan defaraat seen communication gars yi xam lii corona. mode de communication bi nan ko defaraat changer seen comportement ñoom ñuy autorités yi. problème de communication sensibilisation bi il faut ñu recommuniquer c'est pas xam yan support lañ nar utiliser mais il faut ñu recommuniquer wax gars yi ñu ko affaire baa ngi fii quoi parce que beaucoup de gens ils disent que feebar bi amul quoi. damay sol masque parce que bon ñu koy wax. maa ngi gis ñeneen di ko sol ay gënuma leen kanawuma leen ci dara je me conforme à la loi ou bien bon à ce qu'ils disent quoi. takk sab masque lu war la moytandiku dendente yi loolee itam wareef la ci ku nekk tax na ñoom ñu ne faaw nit ñi tamit dellusiwaat seen xel yi ngir jàngoro gi teel fee jóge. comme exemple mooy dugg si ay pharmacie tax ba gis ñuy bañ a takk masque nan takk masque vraiment dëkk pauvre lan ne dëkk boo xam ne attanun suñuy hôpital matul suñuy moyen bariwul kon nan jéem a fàggandiku parce que ñun feebar jiguñu. sàggante bi bari na ci lool delluwaat rek fagaruwaat rek kenn ku nekk jàpp fa nga jàppoon ci départ ba rek. dàkk ñu benn yoon l'état wu Sénégal indi lii di couvre-feu ndax tamit bu dee mooy lay aar askan wi. couvre-feu dina ci baax ndax gars yi au moins boog ñu am réflexion pour mën a gëstuwaat xam ni lii li ko waral. nga xam ne li waral dëgg affaire bi rek dañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw moom su nekkee comme ni mu la wax rek ñoom suñu mesuré kii bi mën na xam nag vraiment jaar na ko quoi. limi mi ngi gën di yokk ca ña amee doomu jàngoro gi l'hôpital yi fees ba tax na itam njàkkare dikk ci ñenn ñi waral nañu ne bu l'état bi jógul ci lii daar askan gi ñoom duñu ko fekkee. l'hôpital yi fees ñàkkit di pexe am solo lool ci jamono ji ñuy wax ak yéen ndax niñ ko waxee rek mënta ñàkk nag ci mbas mi seetlu gi sax léegi dafa mel ni ñu bari ci askan wi nag tàmbali nañu ko rek nangu gannaaw ba ñu ko doon bañ fële ca Gaspard Camara lu nu fa seetlu la bari na lool lu fa doomu aadama yi di dem nag ngir ñàkku ji waaye nag ñàkkul ay tolof-tolof ca centre de santé boobee Marcel Maroun. nit yuy amee jàngoro Covid-19 muy far di yokk bés bu ne fii ci Sénégal beneen mbir bu gën a tiitalaate mooy nit yi ciy faatu bés bu ne mu doon lu doy waar luy tax ba askan bi di commencé di jël seeni matuwaay fii ci centre Gaspard Camara bu nekk Amitié nit yi ñu fi fekk bëri nañ lool ku ci nekk nag mu ngi bëgg ñaxu ngir fexe ba jëlee fii mbas bi fi ne. tey nii la ñuy def yàlla l'affluence te ñu ngi ñàkk et que tant que nit ñaa ngi ñëw aussi ñun ñoo ngi ñàkk tey nag particularité bi mooy depuis samedi dañu commencé dose unique bi muy Johnson & Johnson am na ñoo xam ne dañoo préféré au lieu ñaari dose yi ñu préféré def benn dose rek pare ci donc loolu moo tax tey ñu ngi ñàkk ci fajar ba tey mais terewul nit ñaa ngi ñëw di gën a ñàkku. bu ñu sukkandikoo ci kàddu ay spécialistes yu bëri ñaxu bi du tax nit yi fagaru niñ ko bëggee mu doon li nga xamante ne du lu bees ci wàllu ñaxu. waaw mooy vaccination Covid di beneen vaccin de la protéger à 100% ça c'est impossible mais boo ko jëlee dina la dimbale ba nga xam ne même bu la dalee na waroon a grawee ci yow du ko grawee. waaye ñu bëri ragal lu ñuy tuddee effet secondaire. santé amul looy jël muy vaccination muy garab te effet secondaire amul mais boo jëlee 100 personnes effet secondaire parfois c'est extrêmement minime te ñun ñëpp xëy na yóbbu nañ suñu doom parce que dans le cadre mooy vaccination de routine bu ñuy def si xale yi dans le cadre du PEV. mës nañu yóbbu noonu suñu doom ci hôpital ñu vacciné ko guddi gi yaramam tàng ñu jox ko Efragan wala Doliprane loolu ñëpp àdduna donc c'est la même chose. nit yi ñu fekk foofu ca centre Gaspard Camara nag ñu bëri ñu ngi kaas naka la mbir yi organisé woo. Je suis venue hier
prendre les renseignements en demandant. dama ñëw ngir ut ay renseignements laajte wàlle ndax mën naa ñàkku déjà dimanche bi ñu xamal ma ne mënta nekk te sax bu ma bëggee ñàkku foog ma ñëw avant 6 heures du matin ngir jël ticket man ma ñëw suba teel ni ko ñu bëri defee ñoo xamante ne nekkoon nañu fii wante li ñuy ñaawlu rek moom mooy ticket yooyu dañu koy joxe ci suuf ndax da ngay ñëw 6 heures du matin ñu wax la ne yow yaay numéro 135 jamono joo xamante ne kenn nekku fi doo gis kenn. alors qu'il n'y a personne. tey ci lundi 26 juillet 2021 Sénégal amaat na juróom benn téeméer ak fukk ak juróom-ñett nit yu bees yoo xamante ne am nañ jàngoro bi ñu jëlee ci juróom fukk ak benn ñuy tuddee cas grave ak juróomi nit yu ci faatu ci mbiru ñàkku bi nag 640 013 nit. ñu koy jaajëfal Marcel Maroun jàngoro ji nag ñi ngi fàttaliku rek jamono yi mu tollee nii ba sax lu ko yées ndax fi mu toll nii nag dafa ëpp bi ñuy wax nag ñaareelu vague bi dañu seetlu woon ni ñi ñu daan denc nag ci sëg yi lim gi dafa takku woon lool lu nu mel it la ñu seetlu ci jamono ji nga xamante ne nag ñi ngi ci ñetteelu vague bi fële moom ca sëg yu Yoof nee nañ daan nañ denc fukki doomu aadama jàpp fukk ak juróom ci néew waaye loolee dafa mel ni tey dafa daal di wàññi ba ñaar ndax boo xoolee lu toll ci fanweer gàtt jàpp ñeent fukk daañu leen rob nag bés bu set ñooñee di gas bàmmeel yi ne ñoom sax ay jafe-jafe la ñuy jànkoonteel mu jëm nag ci ñu sàmmonteeg ba tey ak geste barrière yi fa fara ñi corbillard yi di dem ak dikk fii nga xam ne moom moo nekk sëgg jullit yi nekk ci Yoof jafe na ngir nga am sax foo jàll comme ni ngeen ko gisee parking bi dafa fees dell situation bi li ko waral bés bu ne li ñuy suul ci nit dafa yokk ñaari yoon. avant Covid on faisait une dizaine 12 enterrements par jour bu Covid bi installé c'est en 2020 on était arrivé jusqu'à une vingtaine 15 17 18 20 ça variait quoi. Mais depuis 2 semaines quand même on a constaté qu'il y a eu une recrudescence enterrement yi. ñu toll ci ay fanweer ak ñeent tegle nañ ko ñetti fan yi nga xam ne on est ñu am 34 32 33 ci lay varié léegi. ñi nga xam ne sax ñoom ñooy gas bàmmeel yi yenn saay dañuy dem ba déborder naam sax ëpp nañu fukk foofu ca bërëb ba. fukk ak juróom laa am ñi nga xam ne ñoo nekk ci suma coupole mais malheureusement mënuñu doo tëb rek du ku nekk ay gas parce que tamit il faut nga xam liggéey bi miin ko ñeme ko. ah 15 yooyu dañuy laa yor moom la ak loolu lay tourner et puis voilà on fait avec quoi. enterrement bu nekk di nga war a def ñett ba ci ñeenti gaskat par enterrement alors soo amee déjà 6 wala 7 yu ñëw 7 3 fois 7 muy 21 alors qu'on fait 15 day obligé ñeneen dañuy mujjee taxaw di xaar ah du gënaluñu nag mais loolu moo fi am actuellement waaw. su dee sax personnel bi ñoom dañuy respecté li kër docteur digle waaye jafe na ñenn ñi nga xam ne ñooy ñëw respecté li nu mel. maam mooy mesure barrière yi raxasu bi exiger port da kii mais par contre ñi am ñoo xam ne toppatoo nañu sax suñuy dugg bu xam nga benn corps déjà yéen fekk ngeen fi enterrement y a plus d'une centaine yi fi nekk mais duñu sax takk masque mais soo leen wax daal yéen ne leen non ku takkul masque dugg duñu la faale. depuis début bi dañ ko doon respecté mais actuellement personne ne respecte rien du tout. situation bu doy waar la ñu nemmeeku fële ca sëgg jullit ya ca Yoof bés bu ne lu ëpp fanweer ci ay nit moom la ñuy suul ñaari ay bés yi ñu génn. Pafar ñi nga ñu des ci sëg yooyu ndax fa la ñu denc it Maboussa Thiam nag ñu xam ko rek ci nit ku dëggu nit ku tabe tey nag seere ya benn la foofu rek ca ba ñu koy gunge ca këram gu mujj mu nekk koo xamit ni patriote dëgg la loole nag lañu ko seereel waaye tamit chef d'entreprise bu jéggi dayo ñu teewlu seede yi tukkee ci ñenn ña. sañ naa wax ne rakk la woon ci man ginnaaw bi ko premier ministre Habib Thiam juré te premier ministre Habib Thiam ma jàppoon ko muy papp ci man waaye itam ma jàppal ko sama bopp ndax jikkoom Maboussa ku baax la woon ku am yar la woon yàlla def itam ñu ma sa bokk fi ñu doon liggéey muy Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ma ràññi ci moom compétence ak itam bëgg réewam loolu indi ko mu taxaw bokk ci ñi nga xam ne ñi jéemoon nañu indil dara seeni réew ba loolu mësoon ko yóbbu sax ca
politique ndax bokkoon na ca taxaw tem ba woon di Ibrahima Fall doon jiite. Mabousso sunu xarit la woon sunu rakk la woon boo xam ne naw nañ ko lool man maa ngi ko xam depuis 1993 ñi nga xamante au Ghana Mabousso doon nit ku baax ku am ay valeur ku am ay qualité koo xam ne marqué na secteur privé sénégalais ci fu mu jaar yëpp marqué na aussi économie de notre pays Mabousso doonoon nit ku am générosité nit ku woyof mais nit ku ubbeeku aussi. nit ku baax la woon jullit la woon aqan nit ku am discrétion nit ku mën a dimbali nit koo xam ni kii même du vivant de son père il a eu conscience du rôle bi mu war a jouer ci famille am ak ci société bi il a pris très tôt entre ses mains périssables le destin spirituel de toute une famille à l'image de son feu père qui nous a toujours couvé. Mabousso bokk na ci ña nga xamante ne en tout cas ràññee nañ leen ci jàppale koom-koom surtout koom yu yemamaay yi fii ci Sénégal nekkoon na nit koo xamante ne àndoon nag professionnel mais surtout àndoon nag rigueur bu mat sëkk parce que bi mu jaaree ADPME foog naa la mu fa bàyyi tey am nañ mbégte di ko fàttaliku. ma ngoog ñu koy ñaanal rek moom chef d'entreprise bu mag boobee ak liggéey bi mu def ci Sénégal fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge te suuf woyof ci kawam. Service du commerce régional bu Ndakaaru nag fi mu ne nii taxaw na teem ngir jëflanteeg boulanger yi nga xamante ne dañoo wàcc yoon am na ci ñenn ñoo xamante ni nag santaane yi defuñu ko ndax ña ngay làkku daal di jaay miisu mburu bi ñeent fukki dërëm te kenn santu leen ko moo waral nag ñenn ci service boobu ñu boote ci kuréel gi daal di wàcc rek ci boulanger yi am na nag ay baguette mburu yoo xamante ne jot nañu ko nangu ak yeneen i jumtukaay Modou Fall. ay junni mburu yoo xamante ni teg nañ leen loxo ay question ak yeneen i objet yoo xamante ni jamono ji mu ngi ci diggante yoxo contrôleur service régional yu commerce yu Ndakaaru yu wàcc ci terrain bi tax nag ñu daal di jàpp rek ñenn ci boulanger yi nga xamante ni ñu ngi doon jaay mburu mi ci lu dul yoon mburu mi ñu duppee 4e format. ñu gis bu 200 francs ci marché bi ñu retiré ko te yamuñu ci baguette yi jël nañu taxi clando yi chariot yi caisson yi moto jakarta yeeg vélo yeeg yépp saisir nañ leen léegi nag ñi nga xam ne ñoo def loolu aussi ñi leen vélo yeeg yooyu ñi leen ko jox dañoo remonter ñun tam ba ca boulangerie ba parce que doo jàpp borom vélo bi wala borom moto jakarta bi rek mais ka ko dafa am ko jox biñ demee ca boulangerie bi encore defaat yeneen contrôle. moonte tey kayit bu jógee ci jëwriñ ju ñu dénk wàllu commerce leer na nañ conditions yi dañ ko teg ngir mën a jaay boobule baguette bi nga xam te ni njëg gi 200 francs lay jar. dañu bëgg a remplacer baguette de référence bi nga xam ne moom mooy nekk ci kiosque yi te biñ koy woowee baguette sociale muy 190 grammes à 150 francs boobu la ñu bëgg a éliminer te baguette boobu dafa nekk baguette standard. te baguette la boo xam ne dañ ko war a defar obligatoirement parce que texte bi loolu la leen wax ñoom bii ñuy defar nag texte bi moom la ñu may na leen mu ñu tuddee ko 4e format bi ñu jaay ko ci seen boulangerie mais suñ koy jaay seen boulangerie aussi may na leen aussi ci prolongement boulangerie yi ñoom tam yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñu jaay ko. agent wu ministère du commerce ñu ngi ci terrain bi li ñu namm moo di fexe ba ñu respecté li nga xamante ni moo di norme yi ngir mën a soulager mboolem consommateur boulanger yi nga xamante ni nag ñoom teg nañ leen njoxo daañu leen daan ci wàllu koppar wala sax ci wàllu yoon. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Fall mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci 20h ngir jukki leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.